dikkati naa nennu gi ka nguur gi nennu day la Bougane Gueye Dany nay na dakk tribune yéene kaay ne ma daal di nay woolu ci xeex bi Guy Marius Sagna ak waa FRAPP France dégage ñoom it ñu daal di koy wuy si gëm sa bopp ni ki démb daal di nañuy soxla nag ñëpp ñi nga xam ne war nañ koo jàppale ngir ñu mën a ànd nag Willy Pandé Macky Sall ak doxalinam gi nga xam ne ñaaw na ci réew mi tribune yéene kaay ne ma Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany daal di nañuy waxtaan daal di nañuy déggoo nag ci xeex koo xam ne war nañ caa ànd xeex ko ngir nag ñaawteef gi nga xam ne daal di nañ ko koy teg ci élection yi nga xam ne daañu ko tëgg ci réew mi ñu daal di koy gàntal tribune yéene kaay ne ma waa gëm sa bopp woolu nañu waa FRAPP ànd Guy Marius Sagna wuy si leen Guy Marius Sagna xam ne ci yéene kaay bi ne lii nag dañu cee war a profito ngir alerter nag acteur politique yi ñu xam leen nag dañoo war a daal di booloo daal di nag jaamaarlu ak président Macky Sall nii koo xam ne nag alaluk askan wi la dénk da nga koy daal di détourné la nga xam ne mooy am ci réew mi nga daal di koy détourné def sab gafa bu ñu nee da ngay détourné ay électeur gaa yi war koo gëm te nag Guy Marius Sagna ne détourné gi lépp dara waralu ko lu dul toog ci kaw jal bi rek nguur gi daal la bañ a ñàkk te ñàkku nguur gi day ànd ak càccuk élection am na càccuk élection boo xam ne ñu ngi koy amal ci réew mi ba ca njëkk moom moo di daal di segg ña nga xam ne ñoom nga bëgg a àndal ci élection ak ñoo xam ne nee nga duñ ca bokk te seggukaay bu njëkk bi mooy parrainage bi daaneel ay adversaire yoo xam ne daanaka dang leen tiit wala bëggoo bokk ak ñoom langu politique gi moo ca ne te ñi nga xam ne Macky Sall dalagul seen kaw baye boo ngeen ñoo fekk si xeex bii de ndax bu paree ci ñii ca ñeneen ña lay jublu Guy Marius Sagna ne tey gëm sa bopp la président Macky Sall teg tànk bu ëllëgee nag kenn xamul ci kan lay jublu tribune yéene kaay ne en tout cas jublu waaye docteur Cheikh Dieng daanaka doonatul parti démocratique sénégalais yéene kaay bi daal di may xamal ne docteur Cheikh Dieng day daal dina yekk kete Karim Meïssa Wade waaye tam dal ci kaw Abdoulaye Wade ak Lamine Thiam l'observateur daal di may xamal ne moom docteur Cheikh Dieng kay xamle na ni Karim Meïssa Wade saa buñ ko waxaat waxi boolu ak yeewi askan wi Karim da daan bañ lan moo tax nag tey mu xëy suba soppi ab doxalin ak bëgg-bëgg l'observateur ne ma docteur Cheikh Dieng nee na laaj ba samp kay moom moo di ndax nag wàllu Sénégal dëgg-dëgg ak yéeneem mooy daal di am ndam ak yeewi ci fukk ak juróom-ñetti département yi nga xam ne jébbal nañu ko docteur Cheikh Dieng ne xel mën na caa tey de tribune yéene kaay ne ma Fadel Barro moom daal dinay dugal ab recours ca conseil constitutionnel 24 heures yéene kaay na ci législative 2022 yi ne ko doo bokk ci loolee la Fadel Barro nekk ba tey 24 heures ne ma ba tey conseil constitutionnel bi ñuy ŋàbb fan yi yëpp di laaj ndax nag mën na delloo si waat liste yeewi askan bi bu ndakaaru bii ci législative yi Seybani Sougou ne mën na nekk le mandat ne waaye coow laa nga nag ca parrain yi nga xam ne dañu ne dafa ëpp laaj ba samp kay mooy ndax mën na tax conseil constitutionnel ne ab liste doo bokk ci les élections source aané yi conseil constitutionnel daal loo ci mënti dégg bu daal di toppee nag la mu xamaloon Malick Gakou jaare ca jël cab dogal ci kawam fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2019 Benno Bokk Yaakaar moom du bokk ci les élections ndax ci 2019 moom conseil constitutionnel dafa ni woon war nañ fàttali Malick Gakou nag dafa jébbale parrain yoo xam ne nombre ban ko laajoon loolu rek mën naa tax candidature am bii kenn du ko jël rax ci dooli Mimi Touré tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne keroog ci vidéo la daal di xamle ni loi bi leer na dafa xamle ni juróom fukk ak juróomi junniy parrain yu toftal juróom-ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaar ci parrain la ñu war a yam ñun nag dañoo yokk benn au cas où source aané ma au cas où la wax de te nag loi bi dafa leer naññ Mimi Touré wax de boo yokkee benn parrain bu ëpp sa liste boobee baaxatul léegi nag laaj ba samp moom moo di ndax nag conseil constitutionnel tey bu ñu wàccoon liste Benno Bokk Yaakaar bi ni du bokk ci élection yi Macky Sall dina ca ànd ak ñoom daal di koy jëfee wala it dafay def forcing niki ni mu ko defee woon ci local 2002 yi amul pièce ne day wote critique yéene kaay ne samp bu laaj war na de ci diggante Aminata Touré ak Benoît Sambou mii nga xam ne seenug duo bi kan ci ñoom ñaar moo ci fote ba tey jii li dal Benno Bokk Yaakaar balaam laamee dina bokkam déet daal di am en tout cas gaa yaa ngay dalee fu ne direction générale des élections le témoin yéene kaay ne moo taxit Antoine Diome ma ngi leen solal mbubbu avocat moom ak société civile bi jàpp ni nag institution yi ci réew mi nga la waaye nañ leen bàyyi ni ñu nekkee ndax nag di leen tañ-tañal ak di leen xas day wàññi seenug daraja réew mi quotidien ne ma waxtu woowu day docteur Babacar Diop ma ngay xamle nag Talla Sylla na mu yore woon mairie bu Thiès àndut ak dëgg àndut ak yoon Vox Populi ne ma scandale dëgg kay moo amoon ca mairie bu Thiès ba te nag Talla Sylla nekkoon ci mbadaxal màbb gu rëy goo xam ni mar day taali carburant boo xam ne juróom-ñaar fukki million ci fukki weer ci ñetti woto yoo xam ni moo doon daw Talla Sylla doon na ko jaay ñu xamle woon dañuy soppi matériel ci fukki million ak juróom-ñeent France daal di xiddeem ana matériel ba ay fournisseur yoo xam ni mairie ba daf leen yoreel xaalis nee na kenn gisu leen ba tey mairie bi nag am ay jafe-jafe ngir jot ay recette am ci ñetti milliards yoo xam ni war na ko jot 2021 lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki million bu teg daal la ñu daal di jot Sonatel ak CBAO moom nekk ci seen bànneex weer wu yàlla sàkk espace ba nga xam ne yor nañ ko te mu rëy lool téeméer lañ ci daan jox mairie ba Sud Quotidien mel ni ku naan man bu mu metti nag ba ngeen fàtte ni député bii di Biaye ak Sall day juróom jàpp juróom benn weer kaso lañ leen tëj le vrai journal ne loolee nag mën naa tax ñu ñàkk seeni poste waaye tam tax ba dootuñu falooti ci réew mi l'observateur ne ma coowal Adji Sarr day daal dina yeewooti masseuse bii di Aïssata Ba daal dinañ koy déglu Sidi Ahmed Mbaye ñu daal di koy
koy déglu ak borom këru Ndeye Khady Ndiaye libération yéene kaay ne ma am na lu yees ci mbir mi de ndax Sidi Ahmed Mbaye sûreté urbaine ci boppam moo ko jébbal convocation mu dem wuy ji Sidi Ahmed Mbaye keroog ba mu wuy jee nee na dëgg la moo dugal Mamour Diallo ci coow bi ndax nag booba dafa fekk buntu bu mu fëgg ci association soxna yi défendre seeni moroom ñu bañ xamle na ni moom Sidi Ahmed Mbaye xam na maître Pape Sow moo ko boole ak gynécologue bi Sidi Ahmed Mbaye ne amul benn relation boo xam ne am na ko ak maître Dior Diagne waxtu woowu libération xamal ma ni ñoom avocat yu Ousmane Sonko jaarale ko ci maître Bamba Cissé daal dina ñuy bind doyen des juges ngir mu déglu Seydina Omar Touré capitaine Tribune yéene kaay ne ma coupure courant tàmbali waat na ci réew mi de xuy xapp gi del si waat na ak Senelec l'info yéene kaay ne ma Yankhoba Diattara day daal dinay taxawal ab plan Diattara boo xam ne mi ngi dox saa si tembe ngir ñu mën a sauver poste bi ay jéego yu am solo la def ak ministère des finances ak bu budget ngir nag $2 milliards yi nga xam ne bor la poste yoreel ko nguur gi ñu daal di xool nees koy maasalee ay démarche nag ñu ngi koy def ngir nag ay partenaires institutionnels ñu daal di leen di andi ci mbir mi ñëpp ñoo xam ne geddoon nañu poste Yankhoba Diattara ne daañu del si waat dekkilaat poste gii critique yéene kaay ne ma leneen luñ fas yéene dekkilaat poste day moom moo di paiement digital bi nga xam ne war nañ ko def ci bourse familiale yi Abdoulaye Diouf Sarr ci réew mi quotidien mel ni ku naan ñun day liggéey bi moo gën a nekk suñu yitte ka di tontunte xastante ci temps action la ñu toll ci waxtu dëgg it la ñu toll waxtu woo xam ne yenn gars yi ñu ngi ci manipulation bi Abdoulaye Diouf Sarr ne ci république la ñu nekk ci it loo xam ne askan wi dañoo war a lamb daj l'enquête quotidien daal di may xamal ne Dakar day mooy capitalu art bi ci réew mi loo ci mënti dégg it fukk ak ñeenteelu édition bu biennale bi daal dinañ koy tàmbali ci réew mi le quotidien ne ca Mali day jàmbaar yi mënuñoo dugg ndax nag Goïta moo leen bloqué l'observateur ne lu doy waar a ngi nii de ni ki démb la am soxna si dafa mere ba futt borom këram daal dina nag day taal lépp luy amu borom këram ndekete ay doomam a nga tëdd ca néeg ba ñaar ci xale la daal di taalaale ñu faatu ñoom ñaar ñëpp yàlla may ko xolub muñ may ko borom këram ngeen yéen dugaar bi la ñuy xool ma yow yàlla baax na yàlla mën na sotti ñu di mën a yow dugaar rek mais jëm si moom fu mu ne ay borom jërëjëf baal naa la nee naa léegi doo sama xarit waaw sama rakk ji Adama mooy sama xarit voilà coupe du Sénégal la ñuy waxtaane daa génn ci rek coupe du Sénégal xam nañu léegi équipe bi nga xam ne ñoo qualifié quart de finale. waaw kon jàppale nag Casa Sport bi nga xam ne moo ko jël nag ci at mi ñu génn moom nag qualifié na ci quart de finale gannaaw démb kon foofu ci Aline Sitoé Diatta ba mu dooree équipe bu Walidane benn bal ci dara Casa Sport di fàttali ni kon moom waxtu wi kon moo ngi nag ci ñaari coupe muy coupe bu Sénégal ak tamit championnat bi nga xam ne moom sax waxtu wi moo nekk leader bi te nag ñeenti journée rek moo des ngir ñu ndar képp ko en tout cas lu ci mënti am daal kii di seen coach di Ansou Diadio jàpp ne nag ñoom dinañ jouer dem ba jeex ci yooyu les compétitions ngir nag mën a amal double bi ñu teewlu coach Ansou Diadio. comme niñ ko waxee match coupe la te match coupe waxoon nañ ko ni lu ci am solo mooy boo demee ba muy jeex yow nga jàll parce que match coupe dafay jeex sur place donc tey ñun jàll nañu qualifié nañu pour dem jouer quart de finale donc ñun ci sant yàlla di gërëm di wax di courage xale yi parce que li des tamit mooy gën a métti parce que plus ngay avancé ci compétition bi plus ngay jox yaakaar ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw te yaakaar boobu war ñu ko tas ba tax na tey fu mu nekk li leen di wax rek mooy ñu continuer garder la tête sur les épaules ñu dem ñafee match yi benn par benn ñu xool la lañ ci war a mën a am parce que am nañu yaakaar. di fàttali nag tamit yeneen jongante yi kon jàmbaar bu Saly moom moo éliminé nag USRA yi ñaari ball ci benn gannaaw bañ demee ca prolongation ba Teungueth FC moom tamit moo daan ñii di waa université bu Saint-Louis ñetti ball ci dara port autonome bu Ndakaaru moom moo génne Njàmbur bu Louga gannaaw ba ma ko daanee benn ball ci dara Étoile bu Lusitana moo éliminé Oslo FA kon yooyu la équipe nag fekk dinañ ca quart de finale ga Linguère bu Saint-Louis Thiès FC ak AGEL bu Rufisque tirage au sort nag jëm ci quart de finale coupe bu Sénégal kon tey jii nag la ñu koy amal foofu ca siège bu fédération sénégalaise bu football. ñu waxtaanee ba tey wàllu football. 23e journée Ligue 1 ba léegi nag suspense la de. waaw suspense la ba léegi ndaxte ñeenti bëccëg moo nag des naam sax ni Casa Sport nag moo nekk ci bopp championnat bi mu nar a nekk nag ñeenti bëccëg yoo xam ne dina nag am solo loolu. équipe yoo xam ne dañuy xeex ngir nag jël championnat bi ñenn ñi nag maintien la ñuy xeex bokk na ci nag jonganteeg ëllëg yi équipe bu Guédiawaye FC nekk si ñetteelu place bi am fanweeri poñ ak ñeent mooy dalal équipe bu ñeenteelu place bi Guédiawaye nekk ñetteelu place bi nag Jaraaf moo fa nekk 37 points la am kon ëllëg lay doon foofu ci stade bu Amadou Barry bu 17h jotee lay doon ci boobu lay waxtu nag ci la Dakar Sacré-Cœur nekk 11e di xeex maintien bi. ak 24 points mooy fas yéene dalal Mbour Petite Côte bi nga xam ne waxtu bi moo nekk lanterne rouge ci championnat bi loolu nag kon foofu ci stade Alassane Djigo lay doon leader bi nag di Casa Sport moom dina laale
ak ñii di waa US Gorée ca stade municipal bu Mbao la kon loolu dimanche lay doon Génération Foot 37 points la am moom mooy déplacé wu dem ca Ngalandou Diouf ngir laale fa ak ñii di waa Teungueth FC beneen choc bi nag fas yéene dox ci diggante Jàmbaar bu Saly ak ñii di waa AS Pikine ñaari équipe yi moom jot nañoo maintenir ci Ligue 1 bi ba noppi Stade Excellence bu Thiès moom dina dalal ñii di waa AS Douane mi nga xam ne moom moo nekk si juróomeelu place bi ak fanweeri poñ foofu ci stade Maniang Soumaré bu Thiès. Ligue 2 bi moom ñu ngi seen 23e journée tey ji si week-end bi. waaw ci week-end bi tamit la ñu koy door kon ëllëg nañ ko fas yéene naka tàmbali Thiès FC la ak Amitié FC Demba Diop mooy dalal ñi di waa Kër Madior Iso ak jamono bu Fatick la suite bi nag ci dimanche gi la leader bi di Sonacos moom dina ci laale ak port autonome bu Ndakaaru NGB ak Oslo FA la doon stade bu Mbour di ci dalal Renaissance bu Ndakaaru. di fàttali nag ni kon ñii di waa Walidane mi nga xam ne démb dañ leen éliminé foofu ca Aline Sitoé Diatta seen diggante Casa Sport te ñoom waxtu wi nag ñoom ñoo nekk si ñaareelu place bi ñetti poñ ak dox seen diggante ak leader bi di Sonacos kon waxtu wi ñoom seen bébét mooy xeex ngir nag mun a accéder ci Ligue 1 bi ñu teewlu ci seen coach di Souleymane Dia. waaw objectif bi départ moom c'était de tout faire pour se maintenir xam nga daaw la ñu yéeg ren gii la ñu yéeg c'est notre première année en ligue professionnelle en ligue 2 mais l'appétit vient en mangeant comme ni ko gars yi waxee dañoo départ def ay match yu baax jouer gagné waat ñu ñëw nag ba à 4 journées de la fin yow mënoo nekk technicien ak encadrement ak équipe nga nekk 1 point 2 points peut-être du leader waa ji nekk 3 points nga naan damay maintien ba léegi donc 4 yi si des maintenir nañ ba pare léegi dañuy jouer clairement suñuy chance ni ñuy jouer suñu chance mooy essayer de gagner 3 matchs parce que suñu destin ñoo ko yor bu ñu yàlla dimbale woon ba ñu gagné suñu 4 matchs nous serons en Ligue 1 professionnelle l'année prochaine donc loolu ci la ñu nekk ñu ci liggéey donc bàyyi ci xel bu baax a baax. ñu waxtaane cette fois-ci rawante fay Sénégal mooy daloo 8e championnat d'Afrique yi. waaw loolu nag ci piscine olympique lay doon jàppale nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar lay doon ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai gi ñu nekk ñaar fukki réew nekk ci Afrique de l'Ouest ak Afrique du centre ñoo fas yéene tak teew ci bile compétition di fàttali ñu ngi di Sénégal kon si juróom-ñaareelu édition bi doon amal foofu ci Accra Sénégal nag moo nekkoon ci bopp bi ba tax na kon gannaaw ba ma koy dalal boobu li nag taxawaay la fas yéene la bëgg am ngir ci zone 2 bi bu ñu sukkandikoo si seen président di Maguette Fatim Dieye ñu teewlu ko ak Sadio Abibouka. jour bu nekk ñaari demi journée la day am matin bi ay 9h ba 11h amaat ngoon si 17h ba 19h léegi tamit il faut nga xam ne tamit dimanche bi après deuxième compétition bi bu ñuy def si début après-midi pour clôturer dina am tamit compétition en eau libre mooy bu ñuy def géej boobu ñu ngi ko prévoir def ko plage côté petite comment dirais-je corniche ouest bi donc am na lieu bu ñu ciblé déjà boobu 5 kilomètres la ñu doon moom mooy tëj championnat yi équipe nationale ñu ngi entraîné depuis 1 mois et quelques même avant koor bi ñu ngi doon entraîné et que am na ñetti encadreur yu fa nekk ñetti technicien plus l'entraîneur national et dinañ def lépp daal ba défendre suñu ay résultats yi ñu amoon Ghana bi passé parce que amoon nañ 21 médailles d'or sur 49 médailles dina gën a metti nag parce que yéen dëkk yaa ngi ñëw ku si mel ni Ghana ak Nigéria am nañ léegi équipe yu baax a baax mais dafay tax rek niveau zone 2 bi gën a élevé. Maguette Fatim Dieng nekk président bu fédération sénégalaise bu natation ak sauvetage doon dikkaat ci juróom-ñetteelu édition bu championnat d'Afrique zone 2 bi nga xam ne Sénégal moo ko fas yéene dallo ni ki 27 28 ak 29 mai foofu ca piscine olympique kon Mambey li moom fi doon fës jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram ñu joxante dig daje rek incha allah 12h ak Birame Ndiaye Touré ci Zik FM 13h fas yéene ci ànd ak El Hadji